macha allah mu mel ni waxtaan wi ni mu commencé. dafa mel ni ay leeral dana ci am. ak fu ñu mën a teg baaroom. docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass junj na ko sànq. problème bi ñu am parce que ko waxee ñu yaakaar ne ustaas yi la problème bi mooy ñàkk a waabale matal njàng mu mat ndax dafa am lu ñuy tuddee mufti. man ustaas Mansour xam na ko. kooku moo sañ a am sañ-sañu def ifta maanaam mooy ubbee masala nga xam ne su waxee lay tax mu wax xam-xam boobu dajale na ko maîtriser na alquran maîtriser na waxi sayyiduna muhammad maîtriser na au moins ngir yi wala ngir mi mu tënku mu maîtriser ko am jumtuwaay yi tax mu mën a dégg alquran waaye am jumtuwaay yi tax mu mën a dégg waxi sayyiduna muhammad am jumtuwaay yi tax bu ñaari wax wàccee mu xool ni mu koy gam-gamlee ba wax ji mën a tegu ci yoon bi loolu nag garab boobu nag fekk yëggoo ci soo waxee rek mën ngaa def njaaxum loolu nag moo dal ñu baree bari parce que léeg-léeg di wax ci masala li gën a métti léeg-léeg daf ñuy dal docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass wax benn masala da ngay gis nit taxaw ne loolu mu wax du ko indi ci benn téere du ko indi ci alquran du ko indi ci waxi yonantu bi du ko indi ci waxi borom xam-xam yi te man damay wax ne fii ma toog balaa ma fiy jugee mbooleem lu docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass wax ku nekk jàngkat nekk gëstukat xóotal sa gëstu da nga mën a teg sa baaroom ne lii mu ngi ci barab sàngam mu ngi ci téere sàngam borom xam-xam sàngam bind na ko xam nga daaw ba ren ñu ngi tere ne ñetti masala benn bi mooy li ñuy tuddee est-ce que doomi njaalo dana doon dégg naa ay borom yi xam-xam ña ñuy tuumaal ne loolu docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass wax du amul kenn ku ko mos a wax ci xam-xam amul benn ngir bu ko mas a wax man dama leen di defi mën naa leen a indil fii lu ëpp fukki téere yuy saxal masalaam istilhaaq ci masala moomu ndax du masala ittifaaqi yi amul benn jàngkat bu mën a taxaw wax ne masala mi dañ ci dëppoo amul téere yépp a ngi nii comme neex nga dem gëstu ji masalaam uutee la masalaam uutee nag bu xasee am nag kenn amatul sañ-sañu ne diw li mu wax nekkul diw li mu wax moo nekk même ngirum imaamu Malik mi wax na ko sànq ngirum imaamu Malik mi moo gën a bëri problème wuute c'est très rare ngay fekk lu ñu ànd dëppoo imaamu Malik day wax sax taalibeem weddi ko kooko wax keneen weddi ko kon loolu li ma bëgg a wax mooy mbooleem lu mu mos a wax ñi déparé ci est-ce que doomi njaaro dana donn bu ñu ko temps bi mayee comme dañ wax ne dañ soxla jotaayu xam-xam bëgg lu ñu teg ci askan wi danaa la wax ne la diw wax na ko ñoo xam ne dañoo mag imaamu Malik ba ci ngiram imaamu Malik mi riwaaye yi ci ñëw ba ci ngiram Abu Hanifata ak borom xam-xam yépp ma tuddal la téere ya ca ñu njëkk ña ak ñu nekk ci digg bi ak ñu mujj ñi benn bu ci nekk ma tuddal la ko baneen bi muy am na baneen masala danañ ci ñëw bi tey lu ñuy wax fóon sa jabar ci weeru koor kooku moo gën a wér sax ndax kooku xaddis yi si ñëw dañuy tuddee sax ne maanaam sanad bi zahabiya la su fekkoon ne waxi yonantu bi am na lu gën a foor dañ wax ne riwaaye boobu moo ci gën a foor moo ci gën a wér te danaa la indil ñaata xadis moo ci rot di firndeel loolu parce que masala yooyu yëpp dafa nekk ci réseaux sociaux yi ñu di ko waxtaanee est-ce que li sëñ bi wax maanaam borom xam-xam indi na ko wala indiwul ko loolu laa leen wax ne mbooleem lu mu wax danaa leen ko indil ci waxi borom bi xam-xam waxi saxaaba waxi Seydina Muhammad ba ci masala mii nga xam ne moom la ñuy mujjee muy masalaam football ndax kii football mën naa lene kooku ku jàng fiq sax boo demee da nga fekk ñi nga xam ne mooy borom al amalu shaqa ñi yor liggéeyu diisi wala ñu nekk ci contrat di liggéey kooku boo demee borom xam-xam yi ñoom ñëpp dëppoowuñ ci ne kii football est-ce que dana woor wala bu daggee nu muy def masala bi masalaam uuti la ba tey am na ñu gisee li docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass wax am na ñu gisee maanaam leneen loolu mooy xam-xam problème bi nag maanaam mooy ñàkk a dajale gëstu ñàkk a xóotal gëstu su boobaa nag mooy indi problème bu bari su nit waxee ñu ne loolu amul wéeruwaay man kay àdduna bi lay jàkkaarloo mbooleem lu mu wax. ok mais foofu aussi bëgg naa la laaj benn laaj. parce que Ahmed suñu kilifa la mais wax na wax ju rëy. ci ba mu ne nit mën naa ëmbal jabaru jàmbur. ba pare ngénte doom ja. foofu yaakaar naa ne nekk na lu jur coow Sénégal ñëpp di ko waxtaanee. beneen bi aussi ci mbirum doomu njaaloo kan mooy doomu njaaloo ak donn masala yooyu leeral ko léegi. waaw xam nga loolu même booy départ sax ci fiq sax. booy jàng ci wàllu istibra dañ la ko jàngal xam nga loolu du dara mooy ci misaal ñun ñëpp dañoo nekk ci barab bii ñu toog ba mu yàgg am lu ñu tiital wala nga doon nelaw nga daldi yeewu ci biir nelaw yi wala nga tiit comme ni mag ñi daan dëkkee ak nu kër yi daan dëkkee ala kulli xaalin
yow jaawale nga sa néeg soxna ak soxnaay kaneen soxna ci moom it jaawale na jëkkëram ak jëkkëri kaneen ñoom ñaar ñu daal di sëy buñ sëyee nag ba pare nag ñu door a xam ne ah kii kat du sama jabar kii xam ne du jëkkëram parce que buntu yooyu yëpp l'islam da koy jàngale su boobaa nag su fekkee ne ëmb am na ci dañuy wax jëkkër ji na ko hé yow taxawal ne maye tuuti ki ko ëmbal ci loolu su boobaa moom mooy topp ba ëmb bi pare mu ñëw ngénte doomam ba pare léegi daal di dem. mais ci yan anam la loolu mun a amee c'est-à-dire man. waaw man sama problème foofu xam nga lan la man ma jaawale man sama jabar ak keneen man loolooy sama problème ci ban anam day fekk ma mandi wala ma feebar c'est-à-dire lan mooy war a mun a indi jaawale boobu man loolu mooy sama problème mais tekki bi du sama problème mais ni ngay def ba def ko man loolooy sama problème jaawale waa xam nga bitee waaw misaal bu gën a jege dañuy wax ne kenn ku nekk sab tànk boo ko roofee ci saw daal la xam nga ko dëgg la da nga dem ci juma wala jàkka jaawale daal dem ba ñibbi yëg na yow yaa ngi jaawale daal di jàmbur waaw wala déet waaw te dafa am ñoo xam ne buñ jugee ci nelaw mënatuñoo xàmmee lu weex ak lu ñuul d'accord ba loolu moo waral sax charia islami yi ne kuy julli nelaw dab la xaarandikul ba cay nelaw nga teqalikoo ak moom ba nga xam looy wax ngir lan bañ amaan na nga war a waxee nii waxee na le loolu day indi problème te nit ña bokk ñem te loo gis charia islam yi ubbil ko buntu su boobaa yow mën nga jàpp ne lii mënul ne mais charia islam yi tëral na loolu ci mboolem téere fiqh yi loolu am na kon loolu du masala boo xam ne sax masala werante la ba ci ngiram imaamu Malik mii ma lay wax boo demee maanaam da nga ko ciy fekk bu fekkee ëmbal doomi njaalo bi la mën naa ci ñëw wala ma xaar ñëw voilà gis nga masala boobu amul benn borom xam-xam bu ci dëppoo ittifaakan laay wax nag ne doomi njaalo du doom amul boo demee ci mboolem téere yi wax ci masala bi da nga dégg ñu ne la masala ixtilaafiya la ixtilaafiya mooy dañ ci wuute bitee am na nu mu waxee Mansour am na nu mu waxee soxna Coro am na nu mu waxee te ñoom ñëpp ay kàngam lañ ay borom yi xam-xam lañ parce que lu tax maanaam yax bu wér boo xam ne nii wàcc na ba ak wuutee du ca am moom lañ amul te dama lay wax ca saxaabi yi laa lay déparé ku ñuy wax Urwatu ibnu Zubayr Urwatu taabii la yaayam mooy Asma bintu Abi Bakrin moom ak sayyidatuna Aïcha ay mag ak rakk lañ Asma moo jur Urwatu ibnu Zubayr Urwatu moomu wax na ne doomi njaalo dafay donn muy benn Suleymaan ibnu Yasaar taabii yu la moom soxna si yónnantu bu ñuy wax Maymuna sax moo ko yar ñooñu mag nañ jiitu nañ imaamu Malik lu jege juróom-ñaar fukki at wala juróom-benn fukki at ñoom ba tey wax nañ ne doomi njaalo dafay doon mais bëgg naa foofu nga leeral d'abord lan mooy doomi njaalo waaw koy maa ngi ciy ñëw comme damay joxe tur yi ndax ay borom yi xam-xam dañuy déglu bëgg a gëstu ji tey moom sama plateau bi dina neex parce que xam-xam muy génn tey ma ñëw xam nga tuddal naa la ñaar waaw maa ngi ñëw ci yow tuddal naa la ñaar même boo demee sax ñii nga xam ne ñu ci bëri dañuy askanale seen bopp ci Ibnu Taymiya moom boo demee ba tey masala mii dafay yaxal ne doomi njaalo day doon même boo demee Abu Hanifata moom moo gën a rëy lu mu wax sax moom wax na ne doomi njaalo day doon waaye am na boo xam ne sax dama koy bañ a jiital maanaam ëmbal ba pare takk te sëy boobu day valable kooku danañ ci ñëw beneen question la te docteur waxoon na ko. maanaam nga ëmbal ndaw si ba pare nga doog koo takk. waaw may ma téyel ma laaj ma ñëw ci kii lim dina ñëw foofu xat yi foofu dina sa laaj bi maas waaw lan mooy doomu njaaloo pare waaw koy xam nga sëy doom am na boo xam ne ñëpp a ci dëppoo ku am ñu ne kii sëy bi takk nañ kooku amul werante mu desaan nag sëy boo xam ne doom dana ci juddoo ñu yaakaar ne doomi njaalo la te du doomi njaalo xam nga nit a ngi nii yor takk jabar jabar ji mu takk mu ñëw toog après 6 mois rek ñu gis ne maanaam ndaw si kat am na doom te moom wóor na ko ne doom ji jurul ko xam na ku njaaloog ndaw si ñëw ne ne doom sëy bii de ngay takk jabar jii de njaaloo naa ak moom doom ji maa ko moom charia daf koy day déglu jëkkër ji lu muy wax gis nga bu jëkkër ji noppee sëy boobu day continuer doonte jurul doom ji su fekkee ne wax na nag foofu la lislaam ñëwee ne al waladu lil firaashi wa lil aa'iri alhajar mooy comme xëccoo am na
ci nga xam ne nii doom ji juddoo na ci biir néegu sëyam ci buumu sëyam doonte jurul ko doom jooju dañ koy yéegal borom sëy bi takk borom jabar ji moom doom ji doonte jurul ko xam nga kooku dañu wax doomi njaalo ndax kii jurul ko baneen bi nag mooy bi am uutee mooy soxna soo xam ne léegi dafa am doom te léegi nag amul jëkkër juñ ko takk kooku moo am uute kooku laay wax na la borom xam-xam yépp dañ ciy wuute ñii mën a tuddal ci lañ bokk mooy ki nga xam ne nii tey ci misaal kooku ñun ñuy jàppee ne mooy doomi njaalo mooy koo xam ne nii tey waay ji séq na ak moom te takku ko ba doom judd ci maa ngi ñëw ba doom judd ci kooku lañ jàppee ne du donn te kooku maanaam dafay donn donte ñu ngi koy waxee majazan ibnu zina donte ñu ngi koy waxee majazan doomi njaalo day donn loolu laa la wax ne la ñi war a donn yëpp ñi ko saxal masala mi wax naa la ko mën naa laa waxi téere ya nga koy fekk ak saxaabi yi ko wax ak borom njir yi ko wax bi nga xam ne nii mooy doomu njaalo bi nga xam ne amul werante kooku mooy ibnu liaan mooy koo xam ne nii rëbboo la rëbboo mooy diw mii kat mook soxnaam dañoo nekk ñu dem ba mu yàgg soxna ci ëmb bi mu ëmbee jëkkër ji taxaw ne ko doom ji kat du sama doom jabar ji ne ko sa doom la ñoom ñaar nag ci xàtti sharia ñuy def lu ñuy tuddee liaan rëbboo ci waat ñeenti waat bu ko juróomeel mu ne su fekkee li ma wax am na yàlla na rëbbam yàlla wàcc ci man kenn ki yi ne su fekkee li ma wax am na mbiram yàlla yàlla na wàcc ci man doom jooju moom la ñëpp dëppoo ne du doon bàyyi kooku la ñuy tuddee ibnu zina haqiqiyan waaye bee moom wuute daf ci am mais fi nga xamante ne sëy amu fa nag sëy amu fa moom la wax maanaam ñaar ñoo xamante ne sëyuñu sëy doxul seen diggante waaw xam nga sànq da nga indi sëy waaw ba wax ne jabar ji mën naa génn njaaloo bu ñëwee kooku doomu njaaloo la mais ki nga xamante ne tey jii sëyuñu ñaari waxambaane bi ak xale bu jigéen bu daje rek la sëy doom bu ci juddu moom doomu njaaloo déedéet maanaam doomu jooju même suñ ko tuddee doomi njaaloo majaasan day doon moom la doon wax mais doomu njaaloo la day doon yooyu shibhu yaa ngi comprendre majaasan day doon te waxuma la waxi docteur Cheikh Ahmed Khalifa dama laa waxal saxaabi yu bëgg ko wax mi nga Urwatu ibnu Zubayr yi wax na ko Souleymane ibnu Yasaar wax na ko Abu Hanifata wax na ko Cheikh ibnu Taymiya wax na ko te lii boo demee ci ngirëm imaamu Malik ci téere bi nga xam ne mooy Mudawwana boo demee da nga sa fekk ñaari riwaaya ci ngirëm Malik laay wax de da nga sa fekk ñaari riwaaya boo xam ne Ibnu Qasim moo ko nettali bii saxal na ne day donn bii ne du donn comme nag masala wuute dafa amul kenn ku am sañ-sañ yu taxaw ne diw li mu wax moom kenn rek moo ko wax amul ci téere amul référence dama lay wax na ne mboolem li mu wax géej la ci xam-xam masala mi yàgg nañ koy werante lu ëpp junney at ak ñetti téeméeri at ak juróom fukki at ñu ngi werante masala mi d'accord xam nga suñ toogee ba jamono ji ñi ngi werante doomi njaalo est-ce que ñëw na ci téere wala ñëwul ci téere day dellu si ne dañu war a dem gëstu ji dañu war a dem jàng xóotal suñ gëstu te nangulante ndax diingat dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a mën a def te ku peegut ngir yi lañ wax yow soo diingatee sa imaamu Shaafi yoo dafa wax ne yaa ngi tabbi ci buntab shirk moom sax la ko tuddee lii ma la wax mag ñi ci réew mi yëpp moom la ñu wax d'accord bàyyil ma jox Mame Matar doog a ñëw ci oustaz notaire rek dinaa ñëw ci yow léegi imam Mame Matar dégg nga débat bi mu mel ni lii di l'islam bi maanaam dafa bëri ku ci nekk ak loo xam ne waaw ak téere ba nga xam ne moom la jàng alors tey yow parce que waxtaan bi commencé naa neex parce que xam-xam mi ngi génn man dama defee ne ci wàllu gu ne dañu war a farlu ci li tubaab di wax démocratie maanaam nañu accepter la différence ndax l'islam mësul dàq le débat démocratique Seydina Mohamed ci boppam bi nga xam ne suñu boroom moo ko ne looy jàngale na nga ci jiitu moom moo jëkk a farataal shura wa amruhum shura baynahum day leen di farataal shura tubaab di ko wax concertation wolof di ko wax diisoo comme que Seydina Mohamed lu mu wax suñu boroom nee na maa ko wax loolu kon loolu firndaal nañu ne que suñu boroom nangu na ne matuñu dès l'instant que matuñu suñu muccuwaay mënul nekk feneen fu dul di mottalante moo tax man mosuma dramatiser wuute yi am ci boroom xam-xam yi dama ciy kontaan sax su ma gisee débat Ahmed Khalifa ak ñeneen wala Ahmed Khalifa def sortie ñeneen contesté ko enrichissement la waaye li ci am solo mooy am na ko wax léegi ñoom kàngam yooyu am nañu responsabilité bu rëy
maanaam ca cappaandaw seen débat ak seen kuute war nañu bàyyi xel ñun ak yow ak man ak keneen borom taalibe yu gàtt borom alluwe yu gàtt nga xam ne seen xel déjà jeexi jaax am na donc il faut ñoom ñu dimbali ñu pour fa ñuy mujjee ci seen wax ñu retrouver wu mu am loo xam ne ñun am na ci lu ñu mën a jàpp muy lu am solo sax ndax lu ko may bu Oustaz Mansour Samba waxee muy lu pertinent Ahmed Khalifa porté ko la réplique muy lu pertinent waaw léegi ci ban ngay jàpp loolu moo manqué xëy na balaa débat voilà moo tax foog mu am koo xam ne li tubaab di wax la un troisième larron boo xam ne dana mën a dimbali askan wi ñu am une synthèse waaye les deux postures sont à saluer l'islam dafa bëgg débat moo tax bi l'islam yëkkatee kàddu boobu ma wax léegi wa amruhum shura baynahum dafa am lu mu ci teg fa iza azamt fa tawakkal ala llaah loolu dëggalaat ni yàlla nangu na suñu matadi dafa ne boo leen demee ba li seen pexe doomu aadama yëpp li mu leen may yëpp ci investigation débat dem ngeen ba jeexal lépp fa tawakkal ala llaah léegi dellu leen ngeen wàkkirlu ci yàlla alors kon nag débat yu baax na bu ñu ko dramatiser ci biir loolu dinaa faral di dégg Ahmed Khalifa Niass di faral di wax naan en fait day fàttali ndax du waxam alxuraan la fa zakkir innama anta muzakkir suñu borom moo ko wax Seydina Mohamed daf ko ne yow tu es un rappeleur sa métier mooy di fàttali fa zakkir innama anta muzakkir waaye dafa am lu mu ci teg lasta alayhim bi muzaytir santuma la nga jël yet nag waaw on ne peut pas être plus démocrate que Dieu yàlla nee na fàttali leen rek ngeen bàyyi leen après ak seen xel ak sama diggante ak ñoom kon ma jeexal àggale ko illa man tawalla wa kafar waaw ba tey alors ba tax na kon nañu dimbali tout tànk yi ak xale yi nekk ci apprentissage yu diine ji ñu bañ a ragal diine ji surtout bu ñu leen terroriser waaw nañ koo teg fi ko yàlla teg mu di ci baat boobu ñëpp a mokkal la iqraha fi diin il n'y a pas de contrainte en religion da ngay xool julli rek ni ko yàlla tërale ba prévoir les niveaux degré d'incapacité bu ci nekk ut na solution nee na boo demee ba taxaw di julli sax problème la ci yow toogal bu dee toog julli sax problème ci yow mën nga tëdd di def geste yi bu dee def geste yi sax jafe na xëy na da nga paralysé mara day taali nga AVC wala leneen may nañ la sax ngay xippi xapp dañ la sax yaa ngi conscient rek mën nga jóg bu loolu mënul ne nga jullee sa xel xoolal boobu woyof rek du dëgg waaw kon on ne peut pas être plus royaliste que le roi kon nag diine ji nañ koo bàyyi ci souplesse bi ñu ko yàlla baaxee encore une fois nag léegi xaalim yi ñoom dégg nga imam Mansour Samb ak docteur Ahmed Khalifa Niass lii laay war a suuli ginnaaw bu ñu rafetloo l'enrichissement de vos débats contradictoires parce que contradiction dafa baax dafa am solo ginnaaw bu ñu ko rafetloo trouver leen une solution moo xam yéen ngeen incarné ko wala moo am un troisième larron venant de je ne sais où buy mën a tirer des conclusions pour que sama compagnie geek ñoom in bi tey am ci ñu mën a jàpp léegi nag dama bëggoon am na lu Ahmed Khalifa wax ci falsification yi am ci ngir yi loolu dëgg la ñëpp a xam nañu ne l'islam dafa bari ay ngir tubaab bi ko wax jurisprudence bari na waaye ñeent yu mag yi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko la jurisprudence hanafique hanbalite chafite malikite suñu borom na def na sutura suñu réew mi nga xam ne dafa sax bu baax ci diine ji téeméer booy jël ñeent fukk ak juróom ñu ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah suñu borom def na sutura li këru diine yi bari yëpp macha allah Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ñëpp ñu ngi tënku ci ngiru imam Malik loolu rek déjà sutura la moo tax gis nga jàmm ji mu indi gis nga këru diine yi ni ñu jaxasoo duggante léeg-léeg da ngay gis benn waa Tivaouane bu demee Touba nga defee ne murit nga gis kilifa murit bu demee gàmmu Tivaouane nga defee ne Tiijaan la wërsëg bi ñu yàlla wërsëgale mooy ngiru imam Malik la ñu tënk ñun ñëpp waaye terewul ngiru imam Malik y a des falsifications dama ci citer benn exemple démb dama def conférence de presse te Walfa couvrir na ko
ak l'honorable député mauritanien anti-esclavagiste Biram Dah Abed yoon daf ko tegoon loxo ginnaaw bi mu demee ci benn manifestation publique devant toutes les télévisions du monde daal di foog benn texte de loi bu état mauritanien génn parce que c'est un état qui est mal coté par l'Organisation des Nations Unies parce que sur les 162 états yi ñuy coté Mauritanie moo nekk en tête nekk ba léegi un état esclavagiste bien que wax nañu ne que officiellement nu mu tuddati abrogé nañ ko depuis juillet 80 alors moom dafa bokk ci ñuy xeex pour que Haratini mooy Mauritanie yu ñuul yi ñu jox leen seen àq ak seen yelleef parce que ils vivent une sorte d'esclavage ONU wax na ne am na 125 000 Haratines qui sont toujours des esclaves dans certaines familles arabo-berbères foofu alors moom mu nekk vraiment le leader de la lutte du combat abolitionniste alors mu ñëwoon Sénégal dal di yëg ne que bi ñu ko tegee loxo en 2018 Jamra defoon na point de presse di dénoncer injustice bi ñu ko teg mu ne balaa may génn Sénégal ñibbi danaa fa jaar sargal leen Mass Mbuub sax invité woon naa ko ci conférence de presse bi ñëwoon alors foofu waxtaan nañu maag moom devant tous les médias ci lu waraloon ñu arrêté ko ak document boobu mu xotti lu ci ne xam nga document bi lan la état bi def pour dëggal sa posture d'état esclavagiste dafa lay ne que mu ngi ko jukkee ci benn jurisprudence islamique d'obédience malikite et dans ce texte l'état mauritanien légalise l'esclavage et admet la vente d'êtres humains Imam Malik dana wax loolu ñu ne deuxièmement état bi dafa codifier ba pare justifier la naissance la différence à la naissance par exemple yooyu juddu nga ku weex nga sart yi may nañ la nga yilif ku ñuul def ko jaam loolu mu ngi ci texte bi ci texte ba aussi ñu daal di autoriser le châtiment corporel nga am sa benn jaam boo xam ne Haratine la ku ñuul am nga droit dóor ko gaañ ko dama loxoom et cerise sur le gâteau texte bi daal di autoriser le viol sur des négro-mauritaniens absolument mais également la castration nga am sa benn surga boo xamee borom kàttan la moo xam baane nga wóoluwuloo ko ak say soxna nga tàpp ko texte bi may na la am nga am droit castrer ko maanaam tàpp ba mu perdre sa virilité xam nga ñu ngi tooñ Imam Malik mi ngi koy tooñ waaw. alors loolu état mauritanien bëggoon na ko jàllale di taafanteloo ne Imam Malik moo ko fi bàyyi kon c'est pour confirmer li Ahmed Khalifa Niass wax kàngam yooyu muy imam Shafi l'érite Hanbalite malikite et autres seeni kàngam la ñu fi bàyyi c'est pas des textes qui sont clean d'accord am na laal yu ñu ci laal alors ba tax na kon loolu yëpp je conclus alors ba tax na damay delluwaat ci li ma tijjee woon te ñun Jamra dañu koy ñaan te fan yi di ngeen ñu dégg parce que ñun dañu fas yéene sol suñu dàll ndax ñetti commission dans un pays pour observer benn asamaan si rek jéggi na dayoo alors dans la même foulée ñu ngi ñaan tam ci wàllu débat télévisé yi kàngam yi koy animé ñu leen di ñaan ginnaaw boo leen fësale seeni posture contradictoire mais quand même enrichissante man di sikkuma ko ginnaaw boo leen ko fësale na ngeen waxtaan ci seen biir soit hors plateau wala ngeen am foo leen daje yéen a xam da ngeen di séminaire ba trouver une solution parce que weer wi ñu dugg ni ba ñu ngi génn tey werante ji bari na lool ba dégg naa sax Ahmed Khalifa théoriser mariage ak TikTok ak SMS yooyu dafa mat a leeral ak takk jabar ñaan jabar ci car rapide alors yooyu il a peut-être ses explications il a été contesté par d'autres te ku ci ne xëy na am nga say argumentation waaye nag il faut penser à nous ñu les petits talibés borom allo yu gàtt yi na ngeen ñu dimbali pour ñu am ci lu ñu mën a téye d'accord salaamaaleykum wa rahmatulah waaw bala maa ñëw ci sëñ bi Niass bitee damay ñëw laaj ci jox waaw dafa bëggoon delluwaat fële na le moo tax dama ko bëggoon ñu kenn doo ko delluwaat fee balay buy nax saay waaw man damay tiit ci population bi ñuy seetaan am na ci ay victimes ay ndaw yu bëgg diine koo
xam ne ñu ngi dégg ñu naan football Aline nga baal ma immigré yu am solo dinaa ci ñëw nag respecté bu baax seen Maxtaar daf may fàttali Abdou Latif relation yu mag lañ amoon ak moom bon Baye Ahmed moo gën a xam ne jox nañ ko cër mais masala yu sérieux yi nag waruñu ko bàyyi noonu mu jàll football dafa bokkul ci métier yu valable ci l'islam point barre football bii am nii nga xam ne dañ ciy gagné am loo ci am dafa valable ku nekk comme métier ci l'islam dañ koy yéegal daganul ci islam daganul ci l'islam yow Ibadou Gar dafa daganul ci l'islam yow Ibadou ñu di ci fàggu xaar dama lay laaj benn question yow Ibadou Rahman nga man ab jaamu yàlla laa waaw non ab non dafa am jullit lu ma laa la bëggoon laaj ñu dem ab jullit laa waaw dafa am lu ma la bëggoon laaj am na tendance yi am kee murit la kee loolu amul problème amul solo donc football boobu dafa xaraam non non boo gisee ma laaj loolu du loolu de dafa am benn question bu mu doon ñëw dañ koy dugal dafa arab ci cadre amalu shaq ngeen di xam liggéey bu metti duggul foofu beneen ga ci wàllu zina maas laaj na lu am solo kan mooy doomu njaalo mooy ñaar ñi séq te say duxul seen diggante seen àll yun indi na masala yu am solo jëm ci wàllu watu shubha ak nikaaxul fasid ñu yéegal ko ci wala du zina te bokkuñu ki nga xam ne dafa jaawatle ku wërte sëyal mu sëy ak moom dafa juum doom te ca sosoo dañ ko istilxaaq ka bu nekk ci buumam bokkut ak masala mii ñuy wax nii gis nga masala malikiya wax nga léegi wala sëñ Maxtaar mu malikiya moo gën a topp ñeenti ngir moo fi reconnaître mooy Abu Hanifa Abu Hanifa Malik topp Ahmed ibn Hanbal topp gis nga Maxtaar dana ñu ngi ñëw léegi sëñ ñu ngi ñëw ci waaw bàyyi mu daal ñëw ci yow masala yi ñuy wax nii xuloowuñu coowuñu mais dafa war a leer gis nga ixtilaaf bi ñuy wax naan uute beeg yi ci ay détails la mais grande ligne kenn wuutewu ci donc Malikiya bi nga xam ne moom lañ fi gën a topp boo demee ci Risala Ibn Abi Zaydin al Qayrawani daf naan la bind dafa bind mu leer naññi wala yarisu wala du zina du doom dafa am point bi mu taxaw ci laa bëggoon a kii noonu risaala boobu nga wax man nga laaj mais doo commentaire da ngay xaar ba mu pare mën nga laaj nag ma continuer nga ne doo woy ko commentaire léegi yaa fi da ngay laaj rek ma dem da ngay laaj rek ma dem boo mënee laaj ma dem ma continuer mais boo jëlaat bàyyi ko mu daaneel nga jël waaw boo demee ci risaala dañ ne wala yarisu ibnu zina loolu mooy lan doomu njaalo du doomu ibnu zina alin mooy lan doomu njaalo boo demee ci xalil léegi doomu njaalo bi mooy ban mooy ki nga xam ni baayam ak ndeyam ab sëy amu fa waaw ab sëy amu fa kooku maanaam dañoo dox ba daje ca car rapide ba la ñu daje ñu ne dañoo takkante bu ñu sëyee dañuy njaaloo xanaa day fekk car rapide ba matar day fekk car rapide ba bàyyi nekk fa bàyyi ndaw si sañ a maye seede nekk fa ñu sañ a maye waaye bu dee ñaar anta moo dajeeg sàmba ca car rapide ba nëb naa la amul fenn fu sëy mun a am te baay ja duñ ko laaj abeem baay bi bu dee jànq la waaw fokk baay bi d'accord bu dul jànq nag bu baay bi d'accord sañ naa wut ko maye waaw kon donc car rapide ba bu fekkee ne ndaw sax mais bu fekkee jooju bi waaw dama lay laaj rek pour nga leeralal ma xam-xam la man damay laajte fi toll dama ne kon car rapide ba waaw ndaw si bu fekkee du jànq te dañuy fa ak waxambaane ba xam nga kon xaaruñu papa ña fa nekk mën nañ seede say baax dama ne condition boobu bi sëñ bi wax boolewu ko ca man dama bëgg ñu jox leen masala mu leer na leer moo tax may laajte damay laajte rek ñu dem ci laaj baax na ci waaw su boobaa yi waaw fu boobaa fokk kilifa jigéen mënta maye boppam même bu dee mag la doomam mën na koo mayee mais oustaz masalam ittifaaqiya la wala ixtilaafiya la masala man ndax jigéen mën naa maye boppam ndax jigéen borom xam-xam yëpp a ci dëppoo jigéen boo xam ne jeeg la même jànq jànq maanaam du bépp uute la ñuy itibaar maanaam doomu njaalo du daanu taxawal ma ñëw doomu njaalo du daanu ayca li mu lay laaj solo doomu njaalo du doonu ak it ki nga xam ne jànq la baayam rek moo ko sañ a forcé dana am uute mais am na uute yoo xam ni kenn du ko
maanaam kenn di ko jël bi tey xam nga bi maanaam day maanaam comme li ñu wax ni doomu njaaloo ñu ne dana doon am na ñeey ñu ko wax ah waaw koy am na ñeey ñu ko wax waaye dafa amul cëslaay